doon wax léegi seen alors donc insécurité bi am na rey nañu nit Sénégal ci nu mu gën a gaawe ci nu mu gën a yombe ci koo xamante ne ci altercation bu tuuti ci diggante ñaar ñu daje ci tali bi rey boobu am ci d'une manière délibérée mu doon loo xamante ne mu ngi bëgg a bari Sénégal rey bi bari na Sénégal ñañ fay rey bari na te seetlu nañu ne ñay rey dafa mel ni ragalatuñ ci dara parce que ñàkk ragal dara bi yaakaar naa ne moom mooy indi genre boobu nga xamante ne moom la ñuy wax lu tax loolu bari c'est parce que nee nañu impunité moo am Sénégal da ngay rey nit en fin de compte te du mujj fenn alors donc benn ngi noonu beneen bi ci des dégg ngeen sànq ñi nga xamante ne leen jox pour ñu wutal leen visa ñu lekk xaalis ba ñi nga xamante ne ay sëriñ la ñu dañuy jënd ay garab yónnee fay sa xaalis ñu war laa seetal bu dee ko ñu encaissé xaalis bi dootuñu leen dégg te dootuñu leen jot loolu yëpp dafa doon loo xamante ne am na ca réew ma te yaakaar na ne war nañ cee mun taxaw bu ci nekk nag c'est des responsabilités yoo xam ne c'est à situer parce que ki nga xam ne dafa jël xaalisam yónnee ko benn doomu aadama am lu mu digaaleeg moom kooku yónneewu ko garab gi yaakaar na ne war nañu xalaat kan moo ci responsable ci ñooñu alors donc am na koo xam ne moo responsable waaye rey bi impunité bi insécurité bi aussi am na koo xamante ne responsabilité am la il faut situer les responsabilités après ñu xool nag vraiment lan mooy c'est lu koy saafara dañu war a sanctionner lourdement dañu war a sanctionner sévèrement alors loolu moom la ñuy laaj auditeurs yi ñu joxe seen xalaataa ñu xool ba xam ndax ñàkk xalaat bi du wees te dañuy déglu alors ñun war nañu joxe toujours suñu xalaat ñun war nañu joxe toujours suñu position pourquoi parce que nee nañu fu mu méttee ba méttee immigré yi ñi nekk diaspora bi ñooy yónnee seen alal di jàppale réew ma ñooy indi yónnee suñu alal di mën a suqalal réew ma donc mu ngi noonu loolu daal la ñu waroon laaj auditeurs yi ñu joxe seen xalaat ak seen avis alors donc bala tàmbali woon nañ ko déjà di wax ci ñi nga xamante ne dañuy yónnee seen xaalis te duñ ci jot wala di yónnee ay garab te duñ ci jot alors donc loolu il faut situer les responsabilités à qui la faute nan lañ koy sanctionner parce que loolu tamit yombu la sanctionner nan lañ ko mën a fajee ñun rek ñoo ko xam ñun ñi nga xam ne ñooy yónnee suñu xaalis donc il va falloir que ñu wax ñu exactement li nga xamante ne xalaatu mbokk yi la pour ñu mën a xam exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour ñu mën a bañ a dugg ci situation yu mel noonu bon ñu daal dem rek le temps ñu Una confieku tenache ma mama Kolon Sidibé voilà donc léegi maa ngi doon ñëw rek ci li nga xamante ne moom lay ubbee fii rek nga xam ne mooy jëm ci waxtaan wi nga xam ne c'est la jëm pour sama mbokk auditeurs yi ñu daal dem rek ànd ceeg ba tey balaa maa sori rek dem ànd ceeg Ndiaga Mbaye malheureusement cassette bi CD bi demul xam naa ne après dinaa ci dellu soit voilà xaaral ma jël ci ligne bi allo. allo waaw voilà góor gi. voilà comme li nga wax sànq rek jëmale ko ci xaaral ma wàññi tuuti li nga wax sànq rek jëmale ko ci par exemple comme li mu doon wax sànq ci insécurité bi ak impunité bi xam nga dafa am ñaari problème yoo xamante ne dañ ko dama gis ne farataal ñu ko dara. muy par exemple tey jii bu fekkee ne rey bi dafa bari bu ñëpp ku nekk di wax ci rey bi te mu mel ni rey bi gisuñu toujours mu wàññeeku au contraire dafay gën di yokku nit ñi gis ne jàngat nañ ci ne aussi c'est parce que léeg-léeg da ngay rey nit ki te du mujj fenn ba tax na léegi yaakaar naa ne règlement de compte yi toujours foofu lay mujjee alors donc ñi ci bëri am na ñooy xam ne dañuy dem sax ba proposer naa ñu war a indi bu charia boobu ko rey ñu rey la mais yow exactement nan nga ko jàngate benn deuxième bi cette responsabilité bi ci fan la féete et que
nguur gi dafa war a jóg taxaw pour indi loo xamante ne ku rey ñu rey la ou bien ku rey ñu sanctionner d'une façon boo xamante ne ëllëg nit ñi dinañ ko ragal def wala ñu xool daal exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter fléau boobu nga xam ne mu ngi wër àddina waaye mu ngi wër particulièrement ci réew Sénégal góor gi. ok mais xam nga Alain lii am importance mooy d'abord il faut ñu comprendre lan moo waral insécurité bi. te insécurité bi nekk Sénégal. dara waru ko lu dul frustration. yaakaar nga ko. waaw dara mostly li si ëpp pratiquement li si ëpp yëpp frustration la parce que xam nga bu moo ne frustration la mooy. les jeunes là. ñaata jeunes nga fi gis diplômé yu chômé même bu dul jeunes yoo xam ne sont diplômés ñaata jeunes ñoo war a toll si seen doole seen digg doole pour liggéey mënuñu am ñu teddal pour teral seen waa kër. ça pose problème ñooñu mais dañuy réagir envers la société parce que imagine toi Alain boo xoolee nit ku frustré mooy jékki-jékki rek di mer yu gaaw loolu moo koy indi. parce que les jeunes là il faut qu'on les occupe il faut que ñu am liggéey. mais bu fekkee ne boo amul liggéey rek da nga war a nekk agresseur wala da nga bëgg non c'est-à-dire boo xam nga mooy ma wax ci frustration parce que bu fekkee amuloo liggéey am na foo tollu xam si même buñ ne la yow sa boobu mi am na lu si tax sax nga mer. ah waaw mer nag te war na tax nga rek ko deful dara. les gens réagissent mais les gens réagissent très bizarrement bu jëkkoon Alain yow xam nga suñuy jamono pour nga dégg ne crime am na fenn mais da nga koy dégg toog lu ma 5 ans 7 ans doo dégg ci beneen crime. waaw loolu am na. mais léegi nga xool boobu jamono neexoon na bu jëkkoon xam nga ne yow bu jëkkoon da nga naan sax bañ a am liggéey mais da nga naan tedd loo soxla da nga koy am boobu géej gi neex na ñaata nit ñoo daan liggéey ci géej gi ñaata lébu ñoo daan liggéey ci géej gi même ñu dul lébu ñaata nit ñoo daan liggéey ci géej gi kenn liggéeyatul ci géej gi léegi àll bi béykat yi mais da nga am tool si nga daan yore sa njaboot pendant des années tool léegi ñan ñoo ko mën a am patron yi rek ko mën a am donc yooyu yëpp ay frustration parce que boo xoolee par exemple ni problème terre yi am si àll bi ay corporation wala am ministre mooy ñëw jënd si benn àll boo xam ne presque ay hectares ñu dëkk sa réew moom mënatuñu am ay tool à cause de ces gens là loolu la frustration la et la responsabilité c'est qui c'est l'État parce que insécurité sécurité dëkk état moo ko yore à 100%. À travers la police et la gendarmerie et l'armée. Mais boo demee ba boo dégloo Alain waxoon naa quelques années ne la mécontentement si borom tenue yi la gën a bëri xam nga ba fàttali ko ko ça fait des années. waaw. et ces gens-là ñoom ñoo gën a frustré sax que population civile bi. waaw mais ça pose un problème. mais seen loolu tamit doy na waar de toute façon maa ngi am Cheikh Sadibou Fall xaaral ma seet Cheikh Sadibou mu wax ma ci xalaatam ma door del soit yow Cheikh Sadibou. waaw Alain maa ngi nuyu auditeurs yi di nuyu góor gi seet di ko jaajëfal. di la ziar yow itam di la nuyu bu baax a baax liggéey bi ngay def wax dëgg yàlla. Alain Sénégal métti na ci côté boo xam ne nii ñun ñëpp war nañu delloo si waat suñu xel te bañ a jaayante wax ci dëgg ndax li ngay jàkkaarloo bu nekk dëgg boo ko waxul bu yàggee de da lay gaañ. insécurité bi doy na war trop. Alain quartier boo mën di dëkk tey. li ngay dégg ci ay nit ñu rey Sénégal. dafa bari. ndax daan nañ ko dégg. déedéet. léegi taxawuñu wut ci solution dañuy toog rek ku rey tey bu subaa ñu fàtte la ku ñu rey tey bu subaa ñu fàtte la. ku ñu rey tey bu subaa ñu fàtte la mais xoolal ci ñaari at yi wala ba ñett. li ñu rey ci ay nit ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla dañ leen a jaay doon question insécurité. góor gi seen loolu moo wax dëgg la. frustration bi daal moo ko waral. bu nee na frustration moo ko waral maanaam par exemple ñi nga xam ne liggéey ñu ñàkk liggéey bi alors tout ça là donc moo waral agression beeg rey nii loo ko wax mu mer est-ce que loolu vraiment doon loo xam ne dafa yëmb. xam nga nit
nit bu waree tedd te teddul waaw day dema nga xam ne dootul nekk nit rab lay nekk. waaw nit bu fekkee ne dafa war a tedd war a tekki te tekkiwul teddul amul fu mu xëy liggéey waaw ak mbot daf koy yomb foo gis pauvreté rek pauvreté boo ko gis rek lu mel nii nga fay gis waaw ñi nga xam ne ni yaakaaruñu dara te gorewuñu parce que day ànd ak ngor itam nga ñàkk ba pare mën a gore waaye bu fekkente ni ñàkk nga te gorewuloo jël alal jàmbur rek ngay def rey nit rek ngay def da ngay gis ñu rey nit Sénégal ci portable xoolal kooku ñu reyoon Padoua mu ànd ak jabaram di tabaski di nuyu ji benn xaritam tabaski le lendemain tabaski waaw benn waaye romb ko nangu portable moom muy dàq waa ji pour nangu portable bi parce que portable la jabaram la waa ji retourné jëm ko paaka mu dee ci saa ale wax dëgg yàlla naa bàyyi ñeneen ñu dugg wax seen xalaat waaye d'accord maa ngi ak Idrissa Sylla Idrissa donc dégg nga li Cheikh Sadibou wax dégg nga li Sène wax est-ce que vraiment affaire boobu yombul daal noonu parce que liggéeyuloo amuloo ci loo jàpp ni tout ça là et que foo waxee ñaari baat ñett rey nit ki pourquoi parce que amoo la liggéey tu es frustré alors donc loolu lu muy nuru. alors maa ngi lay remercier di nuyu waa rajo Modou ak auditeurs yi comme sànq auditrice xam nga sànq yow sax réagir nga bi alors Sadibou Cheikh bi wax ne affaire frustration bi appuyé seen waaw wax jëm daal di glissé dem si affaire ñàkk liggéey bi ba nga ne dina yomb effectivement c'est des réponses faciles yooyu pour man et que damay dem à porte-à-faux ci ñoom ñaar ñëpp seen réponse yi ñu joxe comme les causes li tax mooy lu mel ne insécurité ak crime yi am boo bëggee jël uniquement la frustration ak le chômage parce que moom mooy liggéey yi comme les raisons ça veut dire que yaa ngi gàttal sa gëstu yaa ngi gàttal sa analyse bon temps bi ñu may ñu xool fan la insécurité am dans le monde ak fan la amul ak certains pays développés lan moo fa am tax insécurité am les pays sous-développés lan moo tax insécurité am bon c'est un phénomène très complexe bu laaj nit ñi ànd ak dal xóotal bañ a rek am cette émotion politique parce que loolu moom yàgg naa ko wax bu fekkee ne toujours booy def analyse da nga koy def sous l'angle politique sous l'angle de perception politique toujours mën nga am erreur néewuma frustration du indi nit dem ba dugg ci criminalité néewuma chômage du indi nit dem ba dugg ci criminalité mais li ma wax mooy boo nee loolu mooy cause bi te waxoo leneen waxoo dara waaw sa analyse demul bon ma jàpp pour man ne li ñu war a jëkk a xool mooy est-ce que peut-être loolu suñu gëstu nañu si yóbbu est-ce qu'il y a des études wala benn étude amaguma réponse man personnellement boo xam ne bi au Sénégal mën na déterminer quelles sont les causes hausse criminalité bi d'abord ñan ñooy def crime yi parce que boo jëlee analyse u mbokk yu jëkk yooyu muy seen ak donc c'est ça dugg da ngay jàpp ne ce sont des Sénégalais lan moo koy confirmer amuñu étude boo xam ne bi wane ne que tous les crimes ak criminels yi am au niveau du Sénégal c'est en majorité ay Sénégalais certains même dinañ fi wax que banditisme bi gën a élevé parfois dinañ gis parfois ay étrangers ci biir mais li leer mënoo génne éducation ci un criminalité nit ki am na nit ñoo xam ne lu ñu ñàkk lu ñu frustré lu ñu chômé lu tax ñu dem dañuy nekk ay criminels. oui vraiment. loolu moom am na donc je pense que y a des problèmes yoo xam ne war nañu ko xool au niveau de l'éducation au niveau en fait aussi de la société actuellement ni mu tëddee ak aussi xool même suñu politique répressive waaw est-ce que tu vois y a tellement d'aspects Alain yoo xam ne bu ñu ko jëlul en compte du ñu mën a trouver
cause réelle yi cause profonde yi te tant que trouvé wuñu ko duñu mën a effectivement jàkkaarloo moom pour combattre ko. donc li man appel bi may avance rek mooy. que thème bu mel nii. ñu gën fee taxaw gën fee gëstu bañ ko rek daal di baakale di dem. mu nekk lu am solo léegi nag ma daaneel rapidement si affaire démarche boobu nga xam ne bii ñu ngi koy rafetlu te mu jógee sànq si effectivement suñu bokk moom muy. muy ñu ngi tudd démarche vers Biden bi nga xam ne bii am na effectivement réponse bu favorable. te ñu jàpp ne lu am solo la ñu war si kontaan bi Seydou Nourou dama koy encouragé pour que mu gën a comme Biden xaritam la mu gën a def démarche xool li nekk si énergie fossile. énergie fossile mooy énergie bépp boo xam ne dañ koy produire. xam naa wuy ma xam naa ne boobu dañ koy xam naa Idrissa boobu dañ koy bàyyi ba dimanche prochain. waaw bañ koy bàyyi ba dimanche prochain parce que actuellement. waaw seen rek nañu bàyyi xel foofu. waaw dinañ ñëwaat ci loolu waaw seen. dinañ ci ñëwaat. waaw mën naa ko tontu. waaw vas-y rapidement. non dama koy wax ne buy wax. c'est un problème national qui n'a rien à voir avec la politique. moom il est trop politicien man je suis pas de ce genre-là. mais dama koy jox exemple. New York mooy dëkk bi gën a développé si àdduna bi non. waaw doo dëkk bi gën a riche. yan quartier lañ fi def ay kii majorité bi. Bronx Brooklyn dëgg la wala du dëgg. loolu mooy réponse bi. ok voilà. d'accord Manhattan boo gisee crime bu ñu fa def. ku jóge Bronx wala ku jóge Brooklyn en général moo koy def. ok teel ma foofu ma daal di ñëw ci Ousseynou Konté. allo. Ousseynou waaw. waaw maa ngi lay ziar bu baax. na nga ziar. Alain yàlla mi bind mbindee fii. moo gën a yërëm mbindee fi. te li mu wax ci alxuraan wa katabnaa alayhim fiihaa anna nafsa bi nafsi wal ayna bi lan fi wala si. waaw. bakkan ku rey bakkan ñoo rey bakkan rek mooy fi. gis nga fekk loi boobu amul Sénégal. waaw. rey bu ñu fa jóg. ok parce que gouvernement Sénégal moom affaire sécurité moom zéro. sécurité moom sécurité Sénégal zéro. léegi donc portable baax sax ngi ma woo koo yor non vraiment loolu moom dafa ñaaw sax quoi. ok donc yow daal responsabilité bi ci état bi la. lépp ci état bi la. ok jërëjëf Ousseynou jërëjëf Ousseynou ma jëlaat benn auditeur allo. allo way. allo waaw Alain. waaw man la Sadibou. Sadibou man la Sadibou. maa ngi nuyu Idrissa Sylla. mais li ma bëggoon a wax góor gi seen def ko wax ba pare. c'est-à-dire man du ma politicien. dëgg la. paruma ak Macky Sall contre ma Macky Sall. mais dañuy war di mën a moom suñu bopp parfois bu ñuy def benn analyse ñu mën ci génne politique. waxuñu état mais responsabilité yu bare li may wax nii. du ne Macky Sall rek lañ koy wax. mais ci nguuram daf ci bari. dëgg la. mais ku denc ci suuf moo gën a bañ ko yërlu c'est-à-dire Idrissa suñuy wax. moom nee na suñu gis-gis ak suñu analyse dafa gàtt. analyse am ak gis-gisam dafa gudd. waaye dafa koo xam ne da nga far. koo xam ne da nga far. waaw. ni ñu koy waxee la rek. ok noonu rek nga analyse boobu rek nga mën a sax mais man li ma gis. mooy comme ni ko seen waxee. fépp foo xam ne pauvreté dafa nekk. nit ñi liggéeyuñu am frustration. crime dafay bari. waaw. teel ma ko doon Idrissa ma demaat dëgg sax Cheikh Sadibou ma jël ki ci ligne bi allo. allo waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Alain ça va na ngeen def. waaye ça va bien. mais Alain gaañ boobu te mu sant si la moom chaque fois bu duggee rek moom foofu li ñuy wax rek moom c'est-à-dire que fu ñu waxee rek bu dee Macky Sall la ñuy wax quoi. waaw parce que bon daf foofu la féete yi défenseur d'état. waaw d'accord fa la féete mais kenn tudd sax tudd Macky Sall quoi xam nga crime fu mu am ci àddina bi rek Alain xam ne pauvreté moo tax. loolu moo tax nit ñi di jaay seen bopp nit ñi di cagatu baale ma ci kaddu gi. yaa ngi ànd sa waram cinq. parce que nit dafa nekk loo xamante ne moom lu ñuy wax rek mu ne Macky Sall mais moom daf ñu sonnal ci Macky Sall men. ok ñun politique ñu fii ay politicien amu fi. voilà d'accord man loolu laa ko bëggoon wax quoi gaañ boobu dama sant Sira laay wax quoi man xaw ma ko jënd ko dee pas quoi. ok mais gaañ bi saa ñu waxee rek mu tëbbal Macky Sall quoi. mais Macky Sall moo fi indi pauvreté mooy sàcc alalu nit ñi.
waaw d'accord. Macky Sall c'est un voleur. C'est Ok. un sàcc international. mais waaw ok yaa ngi yëngatu. yeah. waaw Macky Sall dafa sonnal quoi na jóge ci réew mi mais. waaw ok waaw jërëjëf Toufaay ba ñu beneen auditeur bàyyi ma ñëwaat ci moom allo. allo. allo waaw. waaw mais seen xaaral seen xaaral allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kilifa gi na nga def waay. ça va ça va. waaw nuyu naa la monsieur bi pas du wax dama lay bàyyi nga yëgli rapidement. ok waaw maa ngi si kaw. yaa ngi kaw ñu lay dégg waaw. waaw mais nuyu naa la di nuyu Sène. Sène li mu wax moom ci laa gën a àndal parce que affaire bi problème Sénégal. affaire bi surtout criminalité bi kooku ça a beaucoup de rapport ak insécurité ak chômage. ñoo ànd te quoi ñàkk moo indi lii yëpp de. ok. foo mën a dem ci àdduna bi. criminalité fi mu ëpp. moom mooy fi pauvreté ëpp. ok. parce que boo gisee xale yi di mbëkki géej gi di dem mu jaral leen dee. c'est parce que li ñu soxla la ñu amul. dëgg la. waaw te loolu nag dina indi lu bare te maanaam say waajur ak sa famille. li ñuy wax ci yow. ay tekki woog ainsi de suite bëggoo lii bëggoo la. waaw day découragé loolu yëpp day indi frustration ci nit. effectivement. am na yoo xam ne du ñëpp ko mën a du ñëpp ko mën a gérer de. waaw du ko mën dégg. mais daal problème mu Sénégal. à 100%. affaire bi ça c'est lié ak manque d'emploi bi et puis amoo espoir gisoo maanaam gisoo ci kanam quoi gisoo yow fan mooy sa lan mooy sa exit quoi foo mën a génn. waaw fooy jaar parce que yooyu yëpp. ok voilà jërëjëf xam naa ne malheureusement duñ ko mën a yegg li waxtu bi jot na. ale li war naa gën a yaatu nag. waaw waroon na gën a yaatu waaw parce que gaynde war. incha allah waaw voilà dañ ci gën a dellu soit mu gën a fuus sax. jërë ngeen jëf xam naa ne liñ ba xoox na ci parce que ñoom ñëpp ñu ngi ci lañ ma téye woon leen mais malheureusement waxtu yi jot na. di tàggu leen rek ba dimanche incha allah yàlla moom jàmm te moom jàmm yàlla may jàmm ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jox rendez-vous incha allah dimanche prochain.